7% nekk ci matériel bi nga xam ne mooy matériel roulant bi mooy oto yi moom ñëpp xam nañ ne dafa màgget dañ koy transformer ni ñu koy transformer du baax bu accident amee dafay yokk facteur aggravant ci blessures yi ak décès yi tali bi def nañ ci ay efforts yu am solo ci depuis 2012 vraiment pour que tali yi gën a nekk tali yu mucc ayib gën a baax defar ay autoroute pour que risque de collision yi sax dootul am donc loolu jàpp naa ne tey bu ñu ko xaymawaatee de 2012 ak léegi taux bi ñuy wax léegi de 3% à 2% nga xam ne mooy waral accident ci yoon yi taux boobu sax dina wàññeeku. li des nag dañu war a xeex ak moom war ci lal ay waxtaan war ci indi ay coppite mooy vraiment comportement humain maanaam booy xool liy indi accident yu bëri ci comportement humain excès de vitesse ñu ne la dawal 90 nga daw 150 ñu ne la dawal 110 ci autoroute bi ngay daw ay 140 ak ay 150 état tali bi topp la rek neexaayu tali yu bees yi léegi ba nga xam ne da ngay def excès de vitesse moom fu mu am bu choc amee risque décès ak risque blessure grave dafay gën a yokku ak ñi nga xam ne nag dañuy dawal te duñu noppalu ngay dawal guddi gi xëyaat suba teel nekkaat ci oto yi nga am état de fatigue nit la ak ñi nga xam dañuy jëfandikoo loo xam ne da lay tàggaleeg sa sago te dawal sérénité ak lucidité la àndal ak yeneen yoo xam ne ñàkk yar bi ci tali bi occupation tali bi et cetera bari na ay facteurs yoo xam ne suñu coobaree bopp la nit nag booy def loo xam ne li ngay sànni ci sa bopp lay ñëwaat nga xam ko nag war nga cee mën a jël ay matuwaay moo tax acteurs yooyu yëpp ñu ngi leen di woo ci benn atelier bu ñu nar a def d'ailleurs sur la sécurité routière xam ne ñëpp la ñuy woo képp koo xam ne rek ci secteur bi yaa ngi ci dugal sa loxo de près ou de loin dinañ la woo ñu def waxtaan nag xool nag yan soppite la ñu war a am ak yan matuwaay la ñu war a jël ba accident yi wàññeeku. mais nguur gi tamit léeg-léeg ñu tuumaal leen suivi bi daal day manqué gisoon nañ ne président de la république jëloon na fi lu tolloo fukk recommandation ëpp na ko sax si ñoo xam ne dañuy jël seen oto soppi ko code de la route bi moom waxaaliwuma ay mbiram ñi war a sol casque ci deux roues yi yu bëri mais saay bu wax boobu jàllee rek day mel ni dañuy delloowaat bu mu ca mboy mboobe est-ce que nguur gi tamit amu ci part de responsabilité. ci suivi volonté nguur gi moom kenn mënu ko natable maintenant nag xam nga mënuñu jël policier wala gendarme wala agent sécurité routière di ko teg ci ginnaaw ku nekk loolu mënul nekk donc nit ñi dañu am loo xam ne ñoo ko war a jëlal seen bopp parce que li jaadu doomu aadama moom waruñu sax àgg ci sanction pour man parce que boo xasee dekk responsable am na loo xam ne yaa ko war a bañal sa bopp donc waroo sax xaar ñu lay sanctionner pour nga changer loolu yoon la ba ngay ut permis de conduire xam nga lan mooy législation routière xam nga li code de la route wax xam nga li mu nangu ak li mu nanguwul mais normalement loolu waroo sax toog di xaar bu dee nit ku responsable nga pour ñu naan la dañ lay sanctionner pour nga mën a soppi doxalin donc loolu acteurs yi d'abord ñoo war a taxawaay bu mat sëkk wane responsabilité jël prise de conscience xam ne nag lu jaaduwul te li ci am solo mooy yaa ngi koy def mais mën nga ci lor sa njaboot aussi parce que tali bi bu dee ku nekk da nga def affaire lu ma neex mais kenn nekkatul sécurité parce que yow mi sax nga nekk chauffeur sa njaboot mu ngi voyager dugg beneen oto say famille ñu ngi voyager dugg yeneen oto te day bu loolu amee ba law kenn nekkatul en sécurité moo tax daal vraiment war nañ ci jël ay matuwaay yoo xam ne léeg-léeg nga gis na monsieur le ministre ay oto yoo xam ni comme oto bagage yi dañuy jël benn oto soppi ko def ko 400 mbaar wala nga gis ay oto yoo xam ne dañuy ñëw bu dugg Dakar duñ mën a romb sax maanaam point yi yow da nga naan lii est-ce que ci yoon bi romb nañu ay gendarme bi ñuy ñëw. c'est pas normal te day yàq nag yàq yu bari non seulement day yàq tali bi te tali dafa cher benn kilomètre tali lu mu tuuti di nga ci def 200 ba 300 millions de francs CFA benn kilomètre tali benn kilomètre non seulement day yàq tali mais gis ngeen surcharge yi ni muy yàqee pont yi dañuy ñëw forcer pour jàll pont bi dajjeeku dañuy obligé encore di ko defaraat donc loolu yëpp lu ñu war a waxtaane la ci weeru juillet bii di ñëw xam ne nag après dinañu xool nan la ñuy def daal pour jël ci ay matuwaay yoo xam ne boobaa nag ku nekk da nga xam ne lii nga war a taxawee xam nga ko boo ko taxawul nag ñu war a teg ay daan ci sa kaw ci loolu ñu teg la ay daan. ñu ñëw nag ci tali yi nga xam ne tamit nguur gi mi ngi ci am dara lu jëm rentabilité gis nañu Ila Touba bi nag oto yi fay jaar jàpp nga ne kon dafa bareegul ba léegi wala. demeegul niñ ko bëggee waaw demeegul niñ ko bëggee ñu ngi mais nag lu bees la luy soog a tàmbali 6500 véhicules jour
jàpp nañ ne mën nañoo dem fii ak peut-être ñaari weer ñetti weer ci 10 000 véhicules li ñu bu ñu sañoon mooy mu am fréquence bu am solo boo xam ne nii dina mën a jur njariñ ci askan bi jur njariñ aussi ci société bi nga xam ne moom mooy liggéeyal état wu Sénégal ba nga xam ne peut-être autoroute pour defar ko la cay génn ci loolu dinañ ko mën a dugal ci banque wala ci ñuy lebalaate pour ñu mën a tabaxaat yeneen autoroute parce que Sénégal dugg daal bareegul waaw mais jàpp nañu ne comme démarrage bu bees la nag il faut ñu xaar at mi jeex ñu mën a xayma xool ba xam aussi nan la ñu mën a def pour autoroute bi mën a nekk autoroute bu rentable buy indi ay recettes yu permettre justement état bi di mën a defaraat ay autoroute te du ñu laal sax budget état bi parce que bu ñu sañoon budget état ak ni ñu ko sollicité ak li muy indi ci ay saafara ak ci lu demee noonu bu ñu sañoon mu développement infrastructure routière yi ak autoroutières yi dañuy am loo xam ne ñoom ñoo koy mënal seen bopp te duñu soxla budget état. mais nag beneen tronçon bi nga xam ne moom moo jël Mbour nag sénégalais yi ñi ci gën a bari yëpp jàpp nañ ne diggante Dakar Pikine Kër Massar ba Diamniadio Ponty ak Sindia ba cher na de. waaw autoroute normalement dañ ko def pour woyofal rapidité confort sécurité donc loolu aussi dafa am lu muy jar autoroute bi départ bi ba Diamniadio 3000 francs ñu waxtaan ba ñu wàññi ko 2000 francs ñu yokk ci tronçon boo xam ne wax dëgg yàlla tronçon bu baax la aussi mooy AIBD Mbour ak AIBD Sindia AIBD Mbour tronçon baa ngi war a dem su àggee carrément ci lu tourner autour de 40 kilomètres waaw léegi nag xam nga état bi li muy jëndee autoroute dafa cher dañu koy lebal di ñu ko fayeeku bu ñu te autoroute mënul ñàkk ci dëkk bi parce que ñun ñëpp ko bëgg gis ngeen tey pour nga jógee Mbour ñëw Dakar amul benn entrave 40 minutes yaa nga biir Dakar mais loolu dafa am nag lu muy jar te état nag ñun ñëpp ñoo ko bokk donc solidarité dafa war a am ba nga xam ne tey symboliquement citoyens yëpp ñoo war a d'accord ci fay autoroute bi pour ñu tabaxaat yeneen autoroute Sénégal gën a développé wu mais loolu contribution citoyenne au-delà même ay affaire u tarif maintenant nag mën nañu xool tarif jàpp ne diggante yi guddul ay Dakar Kaolack d'accord mais Dakar ak Sindia bi Dakar ak Mbour waaw nga bëgg fi fay nag mais xam nga autoroute d'abord da nga koy entretenir am na ay nit ñoo xam ne ñu ngi tuddee ay péager donc dañuy fay dafay am oto yoo xam ne 24 heures sur 24 incident bu am ci autoroute bi dañu war a ñëw taxaw changé leen mobilisation en permanence de la gendarmerie ak véhicules yoo xam ne nii c'est des véhicules de secours d'urgence médicale mais loolu yëpp dafa am lu muy jar société yi ñu fay liggéey dañ leen di fay entretien routier dafa cher chaque année ay milliards ak ay milliards la ñuy dugal ci entretien routier donc autoroute beneen type de gestion la nag bu gën a cher entretien wu route donc loolu moo tax mënul yomb comme ni ñu ko jàppee ne dafa war a yomb ba nga xam ne da ngay jaar. kat moo ne woon nañ ko voilà mais moo tax it wàññi nañ ko booy xool tey tronçon Mbour bi dañuy fayeeku 1500 ci 42 kilomètres c'est presque moins de 50 francs wala buy toll ci 50 francs lay yem par kilomètre donc loolu wax dëgg yàlla jàpp naa ne nag fay ko ci autoroute ci dëkk bu mel ni Sénégal nga xam ne dañu am ambition développer suñuy infrastructure autoroutière yenu na maanaam. cher. ma ne yenu na maanaam maintenant cher nag en fonction de kii fay ak kiy jënd ak li muy def ci biir loolu ay paramètres la yoo xam ne buñ ci toogee waxtaan di ngeen xam ne man li ma jàpp mooy cherul yenu na maanaam. mais dañ jàpp ne kon social bi tam dafa war a feeñ foofu social nekkul bourse familiale wala bon yu mel noonu yooyu tamit dafa war a. waaw mais xam nga social nag boo ko xasee di ko def fépp nag aussi mooy dëkk bi dina sooxe. parce que nag lu nekk nag li may jar da nga ko war a jënde sinon amatul sens. bu dee looy def da nga ciy dugal social bu yàggee dootoo defati waaw parce que am na loo xam ne aussi li ngay def dafa am lu muy jar ñun autoroute bu ñu koy def dañuy dem ci ay entreprise du am social dañuy dem ci ay état lebi du am social donc loolu yëpp dañ ko war a fay d'accord loolu nag dañu war a taxaw nag jël ay matuwaay yoo xam ne bu fay ba jotee du sooxe d'accord ñu des ci wàllu dem ngeeg dikk bi ba léegi ne rek gis nañu nag ay tali yoo xam ne tam nit ñi yàkkamte nañ ko de lu mel ni Cambérène bi yu mel ni tamit yenn ci gox yoo xam ne ñu ngi nekk Dakar ba tey waaw lan moo bloqué. ñeneen dañ jàpp ne état bi dafa amatul xaalis. non du question amatul xaalis. incha allah dinaa ñëw sax man ci ay fan yu néew. bu soobee yàlla visiter yenn projet yi nga xam ne ñu ngi woon Dakar te mu am ay arrêt wala ay problème yooyu dinañ ko xool. saytu ko xam lan moo tax xamaguma parce que ñu ngi soog a jël service
dinañu wax naa déjà AGEROUTE ak ñi nga xam ne ñooy intervenir ci affaire tali yi ñu def évaluation des chantiers yi nekk ci Dakar ak li ko wër pour xam un peu lan mooy problème bi su ñu xamee problème yi apporter ci ay solutions. mais dem ngeeg dikk moom nag mu ngeen ne tali la. dem ngeeg dikk bi moom tali daf ci am solo waaw moo tax d'ailleurs président li mu liggéey ci ay tali 1756 kilomètres de route 221 kilomètres autoroute ci mandat wu 7 ans loolu kenn mësu ko liggéey ci Sénégal parce que gëm na ne tey pour Sénégal nekk Sénégal émergent il faut dem beeg dikk bi ak jokkalante bi ak commerce bi mu mën a jàppandal te loolu nag li koy jàppandal mooy tali di ci gën a am solo. waaw ginnaaw tali tamit ñu des ci wàllu dem ngeeg dikk gi ba léegi ne rek waaye bi yoon wàllum autorail TER bi moom ñenn ñi dañ jàpp ne xaalis ko téye de. non loolu wax naa ko ci émission bu yàggul ne Sénégal ku nekk xam na signature am ak crédibilité am sur le plan national comme sur le plan international donc chantier nag moom faaw muy am ay lebalante ak ay joxalante mais li ngeen war a xam te xam ko mooy confiance bi am ci diggante entreprise yi liggéey ci TER bi ak Sénégal loolu ay affaire bor mënu ko yàq mënu ko téye parce que confiance moo ko lal wax naa sax boo wax benn exemple boo xam ne naa leen autoroute bii tey ñu tudde Ila Touba entreprise bi ko liggéey ba pare yoral nañ ko ci xaalis terewul liggéey na ko ba pare ba autoroute baa ngi nii ñu koy exploité parce que xam na ne daañu ko fay parce que Sénégal du amel kenn bor te du la fay donc bor vraiment boolewul état wu Sénégal ak entreprise yi liggéey parce que rapport confiance yi ñu am ak rapport de qualité yi ñu am bor daf ci néew pour tënk ay chantier wala yàq ay chantier. kon nekkul benn problème mu xaalis. nekkul problème mu xaalis loolu mun naa la ko confirmer la preuve mooy boo demee tey di nga gis ne TER bi entreprise yaa ngi commencé di liggéey ba ñu fa demee ak président amul benn fi ñu jaar chantier boo xam ne gisoo fa entreprise yi ak ouvrier yi ñuy liggéey. kon lan moo waraloon arrêt bi. wala li ko mën a waral war day bari parce que souvent wax naa ay approvisionnement parce que léeg-léeg chantier nga am entreprise bi ci boppam am ay problème approvisionnement. léeg-léeg mu am ay problème yoo xam problème de ravitaillement problème war na bëri ci chantier surtout chantier bu toll noonu chantier boo xam ne plus de 2000 personnes ñu ngi ciy liggéey plus de 20 entreprises ñu ngi ci plus de 30 contrats signé nañ ko du chantier bu ndaw chantier bi gën a mag ci chantier bu Sénégal indépendant mooy TER bi li njëkk a gën a mag mooy TER donc loolu chantier boobu wax dëgg yàlla nag il faut comprendre que dina am léeg-léeg dans la marche dans le fonctionnement du chantier ay difficultés mais bu ñu koy yemale ci ay affaire xaalis non xaalis tënk ko parce que xaalis boobu Sénégal saytu na ko ba bailleurs yi financé ko mais li ci des donc wax dëgg yàlla ay contingence nit ñi délai moo tax nit ñëpp. waaw mais wax naa yàlla mooy dogal jaam pexe la am sunu yéene bu rafet. moo ne woon 14 juin affaire chantier yëpp pare train bi mën a daw à la satisfaction des populations du Sénégal parce que ñun li ñuy liggéey pour population bi la mais li ci am solo mooy tey yéene bi ni ñu ko matérialiser wóor nañu ne train bi dina daw ci ay weer yu néew donc loolu rek moo ci gën a am solo te loolu moo soxal askan bi waaw loolu nag loolu lu am solo la lu nit ñi war a jàpp xam ne nag nit ñi dañuy am ambition am volonté mais li gën a am solo mooy fexe ba sunu ambition yi ak sunu volonté ñu mën a matérialiser wu ci mbir mi te def nañ nag li nga xam ne moom la ñu waroon def pour que loolu mun a am mais yàlla nag moom mooy dogal. d'accord ñu des nag ba léegi ni le rek ak wàllu dem gi ak dëkk gi nag permis à point ñu bari daal dañu jàpp ne affaire yi daal dafa yéex sur le papier daal xam naa ni moom aay ngeen ci mais sur le terrain moom affaire yi dafa yéex. mais permis yi defe naa ñu ngi leen di commencer di changer boo ko defagul profiter ci balaa ngay dem jaar fële ñu defaral la changer la sa permis bu bees permis numérique nga xam ne coow yi doon am ci permis ay faux permis ay nangam dootul amati permis biométrique lay nekk sécurisé numérisé nga xam ne permis boobu dafay am ay données yu am solo particulièrement sa groupe sanguin boo amee tolof dootu ñu nekkat di la jël ay prise de sang dem ay laboratoire di xool automatiquement bu ñu xoolee sa permis dinañ xam ban groupe nga ñu mën la sauver donc loolu innovation yu am solo la defagum nañu tamit ay jéego parce que defe naa tey ci xayma bi mu mujjee xam ñu ngi toll ci 250 000 permis yoo xam ne changé gum nañ ko war nañu yokk nag jéego bi ak pas-pas bi
ba nga xam ne sénégalais yëpp nañ am seen permis ñu ngi def ay publicité di def ay annonce li ci des nag mooy sénégalais yi ñu mën a nag mobiliser wu nag parce que permis tant que jógoo dem def doxi ko duñ la ko mën a changer def nañ ba def léegi ay brigade mobile yoo xam ne fu événement am ñu jël brigade mobile yi dem fekki sénégalais yi loolu yëpp pour yombalal leen ko li ci des nag il faut que ku ci nekk def ci sa effort surtout que dafa am délai boo xam ne bu jotee te renouveler wuñu permis yi permis dootul baaxati te loolu ñu ngi waaj a dugg ci délai boobu septembre 2019 bi suñu fa àggee te da renouveler sa permis mooy sa permis yàqu na boobaa da ngay defaat procédure bu bees fayaat xaalis fay ay pénalité pour defar sa permis donc comme ñu ngi ci délai bi na ñëpp góorgóorlu jël seen permis dem changer ji ko parce que changement bi fi mu ne nii 10 000 francs la nga jënd timbre ñu defal la sa permis moo gën a yomb nga xaar ba dernier moment comme ni ñu koy defee ci liste électorale yi war a dem bindu ji xaar ba dernier moment di fanaan foofu wala di rang jënd ay tolof fi mu ne amul rang amul dara te yomb na sinon après dootoo mën a dawal sa oto ba pare di nga nar a fay ay pénalité yoo xam ne mën nga koo moytul sa bopp donc wax dëgg yàlla jàpp naa ne li ci des nag ci sénégalais yi la dese mooy mobiliser wu pour dem def seen renouvellement de permis de conduire. d'accord seetlu nañ nag ci travaux wala bokk ci chantier yoo xam ne nag bët gànnaaru réew mi au nord tali moom foofu tarkala waaye nee nañ daal boo passé Tambacounda ak yooyu am na fa nag ay bërëb yoo xam ne nag laaj na tali. waaw loolu moom dëgg la yoon bi route nationale Tamba jàpp Kidira wax dëgg am na ay jafe-jafe defar nañ ko defarati ko am na projet bu ñu am solo boo xam ne commencé nañ ko fi mu ne nii ñu ngi commencé di ko defar donc loolu day wane ne rek xam nañu fii metti te incha allah dinañ ci apporter solution bu soobee yàlla ci ay fan yu néew ce projet là qui est en cours d'ailleurs lancé nañu ko entreprise bi koy defar mu nga fa ci sur place dinañ gën a intensifier action yi pour que tali boobu ñu mën ko defar parce que axe bu am solo la bu ñuy doxalee suñu diggante ak Mali te loolu lu ñu war a taxaw la. laaj bu mujj bi rek balaa publicité Promoville bi moom xanaa dafa am problème. am na ay côté yu ñu gisoon ay pause première. Promoville léegi xam nga depuis changement gouvernement bu bees bi. ministre bu bees la ñu am mooy ministre de développement communautaire de l'équité sociale et territoriale donc ñoom ñooy toppatoo Promoville. d'accord ñu dem kon publicité dellu si waat.